juróomi simili bootu ci juróom-ñaari waxtu mbokk yeeg xarit yi ñi seetaan dal leen ak jàmm ci ëttu xibaar yi ci TFM bokk na ci li ci gën a fës gaawu ba léegi la réeroon ay mbokkam kenn amatuloon ci moom ay xabaar ab néewam la ñu mujj gis ca quartier Paleen ba nekk ca Touba kamu doon ngorol del jamono ji nag commissariat spécial moo ko teg loxo police bu Touba mujj tijji ab enquête ngir xool yëf yi naka la demee. Barça wala Barsaq gendarmerie bu Saint-Louis jàpp na juróom-ñetti fukk ak juróom-ñetti waxambaane yu jëloon géej gi bëgg a dugg Europe juróom-benn ci ña doon organiser voyage googu ci diggante Gambie Kafountine Mbour jàpp Saint-Louis ñoom bokk nañ ci ñooñee ñu teg loxo naka noonu benn gaalu loocoo beneen ba ca des dafa mujj sàqi ci jamono yooyu nag téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaari migrants yu nekkoon foofee ci réewu Maroc ñoom dina ñëw ci réew mi ngir màggal ci fi tabaski bi gannaaw bu ñu sàkkoo lu ni mel. tabaski gi ak jaba yi seetlu gi moo di yokkute ci njëgu dund gi rawatina ci légumes yi muy kaani salade muy tomate wala sax coriandre bu ci doon jar benn tey jii mu nga ca ñaar mu di ab yokkute boo xam ne tàmbali na ëlëm askan bi Sénégal. wàllu tàggat yaram ak basketball Boniface Ndong nekkatul entraîneuru gaynde yi ci wàllu basket dañoo tekki ndombol tànkam gannaaw lajji gu metti gi Sénégal lajji ci digganteem ak Égypte mu aju ci éliminatoire coupe du monde 2023 toppi ndombal tànk googee nag ñu ngi ko amal benn weer rek laata ñeenteelu pàcc bi aju ci éliminatoire yooyu mbokk yi ponk yaa ngi noonu yaatal gi neskis la. asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi dal leen ak jàmm ci ëttu xibaar yi Ndey Diop la doon wuyoo moom gaaw ba léegi la réeroon ay mbokkam kenn amatul woon ci moom ay xabaar mu jëntal gi ab néewam la ñu daal di gis ci quartier Paleen ba nekk ca Touba ka mu doon ngoronteel jamono yi police daal di koy teg loxo naka noonu ñu war cee ubbi ab enquête ngir xool yëf yi naka la demee Pape Balla Gueye ak Fa Talla Samb. askan bu bari ñoo bàbbeeku daal di ñëw ci quartier Paleen gannaaw ba ñu fekkee ab néew xale bu jigéen am lu tolloog fukki at ak juróom mu doon wuyu ci turu Ndey Diop dëkk ca quartier Soura moom nag dafa doon ay mbokkam samedi gi ñu génn gannaaw ba nga xamante ne tàggoon na ngir daal di mën a jëli bulletin am ca école ba muy jàngee ci ay xibaar xale bu góor bi mu doon génnal moom moo ko daal di faat gannaaw ba nga xamante ne ñëwoon na doon ko xam ne dafa jël ëmb loolee nag daanaka fa mujjee neexul ci barab bi nag ku ci nekk ak la nga xamante ne moom lay wax ci mbir yi la tax na nag kii di Pape Niass nekk conseil communal de la jeunesse bu Touba di alerter ñi nga xamante ni ñooy kilifay dëkk bi. nañu renforcer sécurité bi tey jii war nañu am ci village bu nekk ñu am fa benn police wala benn gendarmerie pour ñuy saytu sécurité bu dëkk bi ndax kenn ku nekk xam na ne Touba nekkatul dëkk bu ndaw am réew la bu ñu demee ba naan deuxième capitale du Sénégal kon war nañoo bari ay police war nañu bari ay gendarmerie parce que nit ñi léegi kenn xamatul lan moo nekk ci seen xel yi parce que lii bu njëkk nit ñemewu ko. xale bu jigéen bi amoon lu tolloog fukki at ak juróom ñu fekk ko ci biir mbàndum ndox bu 1000 litres ci terrasse immeuble bi nga xamante ne foofee la Touba ca kanam am siège am Adja Seynabou Ndour di bàjjanu gox di ñaawlu faat gi nga xamante ne mu ngi bëgg a bari ci biir diwaanu Touba. dëkk bi léegi dafa rax léegi. Touba baaxawul lu mel nii. déedéet baaxawul ndax ñun Touba lañ juddoo woon jamonoy sëñ Fall mu di nu may xaalis ba nga ni mosuñu koo gis man ña doon topp sëñ Fallu ca laa bokk musta am say bagage ci bitti la daa fanaan kenn du ko jël tey nag léegi wëlbatiku nañ gis ñun loo xam ne sax ñun dund musuñu ko dund musuñu koo xam léegi métti na foo ko takk rek passé na ko. looy wax kilifa yi. kilifa yi sëñ Muntaxa mu dimbale nu ngir yàlla wax. daal di ubbi enquête gannaaw ba mu tegee loxo xale bu góor bi lay police scientifique moom itam daal di ñëw def prélèvement yu njëkk sapeur pompier ñoom itam mujjee nañu daal di yóbbu corps ba ca morgue l'hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba ngir ñu daal di mën a amal ab autopsie. Pape Balla Gueye ñu mën a amal ab autopsie ñu leen di xamal ne bàyyu xale bi jigéen bi nga xam ne moom moo mujj faatu moom nee na nag du porter plainte benn yoon ndaxte day delloo lépp ci loxol suñu borom. nañ leen ko junjee sànq ca Saint-Louis gendarmerie nationale teg na loxo juróom-ñetti fukk ak juróom-ñetti migrants yoo xamante ne ñoom ca Europe la ñu bëggoon dem jël gaalu looco yi juróom-benn ci ña nga xam ne ñoom ñooy organiser voyage yooyu ci diggante Gambie Kafountine Mbour jàpp Saint-Louis ñooñu bokk nañ ci ñooñee ñu teg loxo naka noonu itam benn gaalu looco jàpp nañ ko beneen ba ca des dafa sàqi ca biir amoon na nag ñaar ñoo xamante ne ñoom it bokk nañ ca ñay organiser voyage yu ni mel Ousseynou Diop Habib Seck ca Saint-Louis.
juróom-ñetti fukk ak juróom-ñetti ci ay migrants yoo xamante ni dañu bëggoon dem ci tugal ñoom nag la ñu daal di teg loxo gendarmerie bi nekk ci diwaan Ndar Géej nag moo def liggéey bu ni mel loolee ñu amal ko ci guddi ñetti fan jàpp ñeenti fan ci juillet ci atum 2022 ci juróom-ñetti fukk ak juróom-ñetti migrants yi nga xamante ni teg na leen loxo nag ñoom seeni bopp ay réew yu bare la ñu jugee ci ñoom juróom benn ci ay convoyeur daan nañ leen di teg loxo ñu bàyyi ko ca Gambie Kafountine Mbour ak ci Ndar Géej matériel bi nga xamante itam teg nañ ci loxo bare na lool ndaxte toll na ci benn gaal ñett ci ay moteur hors bord juróom benn fukk ay bidon yoo xamante ni dafa fees dell ak essence ak benn GPS. enquête bi nag ñu ngi koy wéyal ndaxte ñaari gaal yi nga xamante ni ñoo doon dem benn bi kott la ñu teg loxo beneen bi ñaari ay convoyeurs yi ci nekkoon dañu mujj daw ànd ak moom jamono ji nag ñu ngay wër ci biir géej gi ngir mën leen teg loxo liggéey bu nu mel ñu ci ànd ak base navale bu Saint-Louis. ñi nga xamante ni nag daan nañ ni teg loxo ci wàllu wu ni mel ñoom nag daan leen jébbal kilifa yi nga xamante ni ñoo yore lépp lu jëm ci wàllu yoon ci Ndar Géej enquête bi ñu ngi koy wéyal. Ousseynou Diop ñuy xamal leen itam ne téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaari migrants maanaam doomu Sénégal ya nekkoon ca Birgindouz fële ca Maroc kon ñoom bàyyeekoo nañ foofee ca Maroc war a jaaree Mauritanie ngir ñëw fii ci réew mi fii nag la ñu war a màggalee kon feetu tabaski gi bu ñu sukkandikoo ci Babou Sène di consul général bu Sénégal ba nekk ca Dakhla moom nee na migrants yooyee ñoom ñoo sàkku woon ngir ñu delloosiwaat leen ci biir réew mi ba ñu mën fee màggal lii di feetu tabaski gi. leneen ci wàllu xibaar bokk na ci wàllu passeport yi ak demande visa yi ca ambassade bu France bëri na ci askan bi ñoo xam ne dañuy dem déposer naka noonu duñu jot visa ba wante sax laataa ñoo jot seen passeport yenn saa yi dina yàgg dina toll sax lu mat ñetti weer loolee nag Souleymane Diallo bu Otra Africa di ko ñaawlu di sàkku nag ñu respecté bu baax a baax li nga xam ne moom mooy droit wu sénégalais yi bu ñu demee déposer bu ñu leen joxul itam nañ leen delloo seen passeport ci nu mu gën a teele ñu teewlu ay kàddoom Modou Fall la ko dénk. non dafa am ay sénégalais ay usagers ñeneen sax ñu sénégalais ay usagers yu ñu interpellé di jooytu di ne ñoom ça fait presque dire dañu bëgg di am rendez-vous rek pour mën a jël seen dossier yu yóbbu déposer ji demande de visa et ñetti weer mu ngi nii mënuñu am accès ci plateforme online bi nga xam ne moom la ñu war a mën a amee rendez-vous pour yóbbu seen dossier yi. et donc ñun tam ñu koy saytu di ko gistu boobu ba léegi te tey am nañu firnde bi ni ko dëgg la et que tey boo amulee koo xam biir consulat bi wala sa nga bokk ci institution étatique wala nga am loxo bu gudd doo am rendez-vous biir consulat France loolu muy benn ñaar ñeneen ñi di naqarlu mooy ni que même boo dugalee sa dossier demande de visa suñ la neewee fii ak fukki fan ak juróom wala fii ak fukki fan mën nañ ci teg ay weeri weer ñu ngi téye sa passeport te duñ lay yëgal lan moo tax ñu téye passeport bi te duñ la delloo sa passeport te duñ la may visa loolu tamit angoisse boobu ngay teg ci doomu aadama yi te ñu rax ci dolli service la boo xam ne da nga koy fay du gratuit muy service public donc dysfonctionnement boobu bu amee dañu wax waa consulat bi parce que ñoom ñooy responsable traitement wu visa du société intérimaire bi donc ñoom ñooy responsable bi ñoom la ñu duut baaraam ne la nañ jël seen ay responsabilité loolu du yoon su nekkee dafa am li ci am nañu am matuwaay am responsabilité respecter nit yi communiquer ak nit yi wax leen li ci am nit yi xam lan moo ci nekk. anam ya ñuy liggéeyee moo leen metti merloo leen ba ñu futt ñooñee ñoom ñooy kuréel gi ëmb liggéeykat ya nekk ci centre Talibou Dabo nee nañu kinésithérapeute amuñu ko naka noonu itam payoor yi laataa ñu koy jot sax yenn saa yi da ngay ree ba yenn saa yi duñ ko jot wala sax dafay tardé bokk na ci itam yorin kër ga nga xam ne yorin gi dafa bëri ay rëq-rëq ci suñu sukkandikoo ci seen i kàddu ñoom liggéeykat yooyee tey jii ñu doon janoog taskatu xibaar yi ci teewaayu Cheikh Diop ak Thierno Laurent Mendy. ñoom ñi lay mer ba futt la ñu def ngir rek jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel ci seen barabu liggéeykaay tax na itam ci la jamono ñu ngi métti lu ni mel tey sàkko ñu daal di koy ñoŋal. depuis le 7 mars fii benn coup de feu tàkk na fi. ñu pour déposer une plainte au niveau du commissariat de Grand Yoff depuis lors plainte boobu mu ngi dormir dans les locaux du commissariat de Grand Yoff mënul fexe ba jàll. ce même commissariat de Grand Yoff moom mooy ñëw tey jii nii assiégé centre Talibou Dabo depuis 5 jours nit ñi yor seen liste kii mooy dugg kii du dugg. lu waral jafe-jafe yëpp yu fi am moom mooy c'est une gestion non transparente ba nga xam ne centre bi gis nañ ko. am na rajo ba nga xam ne mu ngi fi nekk depuis presque une année rajo boobu ndax amel nañu fournisseurs yi jusqu'à présent mënuñu fexe ba rajo bi daw personnel bi nag ay contrat ya nga xam ne
précaires def nañ fi 15 ans 20 ans 30 ans ñii ñu ngi leen di defal ay contrat de 3 mois ñu nekk sous le joug à la merci de la direction di leen xooxatal ku ci syndiqué ñu ngi indil la problème dàq la. ci kanamu barabu liggéeykaay bi ñu nekk itam ñu ngi sàkku balaa yàgg ñu daal di amal li nga xam ne nag moom moo di ay saafara ci li nga xam ne moom moo di seen ak jafe-jafe lu ko mooy itam daañ leen déggaat. lu bëgg moom mooy ministère de la santé et de l'action sociale ñu ñëw fii arbitrer ñu nañu auditer centre Talibou Dabo benn bi ñaareel bi moom mooy ñu régler situation yi nga xam ne nii moom moo nekk centre Talibou Dabo te comité de gestion ba nga xam ne moom la ñu laaj comme centre bi dugagul établissement public de santé ñu installé comité de gestion bi pour que ñu mun a am fii transparence parce que fii actuellement dara leelu fi du matériel ba nga xam ne la ñuy liggéeyee du dara la nga xam ne leer na fi kon nag il faut que ñoom ñu ñëw leeral affaire boobu kinési nag amuñu ko te centre de rééducation la des enfants handicapés bu ñuy avec 0 kinésithérapeute loolu vraiment mënul nekk nañ ñu ñaan ay ministère mu affecté ñu ay kinésithérapeute fii au centre Talibou Dabo. seen i bëgg-bëgg bari na li ñuy jànkonteel miti na tax na agent yu centre Talibou Dabo yi leen nag daal di manko doon wenn say ci itam di sàkku ci gouvernement bu Sénégal mu daal di dikk ak ñoom ci aw ndimbal. Cheikh Diop dañuy des ba léegi ci wàllu wér-gu-yaram ak bëccëg yi nga xamante ne société sénégalaise d'endoscopie jagleloon na ko wàllu gynécologie mu nekk ab xeetu faj mu bees boo xamante ne wàllu opération la ñu samp ko ci gynécologie wante bii nag ci ay caméra lañ koy jàllale mu di guléet kon ci Afrique ndax fii ci réew mi juróom-ñetti gynécologue dong la ñu formé ci wàllu wi looloo waral ñu amal bëccëg yooyu ngir gën a mën a tàggat gynécologue yi ci wàllu paj moomu Fatou Bintou Konté Youssou Baro. endoscopie ci wàllum gynécologie mu di intervention chirurgicale boo xam ne ab caméra lañ koy defee ci la ñuy introduire li nga xam ne moom moo di instrument yay faj ki nga xam ne moom moo di malade bi. ouverture yu toqe yooyu ñuy def pour dugal ci caméra pour dugal ci ay instruments yu gudd dinañu permettre ñu mën a def lépp li ñuy def loo xamante ni ñoo ngi koy gis ci à travers caméra bi ñoo ngi koy gis ci lu mel na télé ci lu mel na écran télé. ci la ñuy xool di opérer li ci biir et que loolu permettre nañu ñu mën def xeetu opération yépp yi am ci gynécologie te duñu ubbi biir bi de ce fait dina tax douleur yi après duñu bare infection yi duñu am parce que duñu tijji biir bi dina tax timit du am lu ñuy wax ay adhérence. technique boobu nag technique bu bees la fii nag ci Afrique ba tax ni ñi nga xam ne ñoo di société sénégalaise d'endoscopie en gynécologie organisé fi nag ay journée scientifique ngir mën a xamle bii la technique chirurgicale. bi mooy ñun naka la ñu mën a def pour ci Afrique noire Afrique subsaharienne Afrique bi nekk ci suufu Sahara ñu mën a suufu Mauritanie ñu mën a ci Afrique boobu fexe ba xam-xam boobu nga xam ni dañu foog ni. tubaab yi rek ñoo ko war a def ñu fexe ba xam-xam boobu yegg si ci ñun sunu ay naatangoo mën ko def sunu ay xarit sunu ay yaay sunu ay jabar sunu ay doom sunu ay rakk di jigéen ñu mën leen ci opérer. ci bés boobee nag ay éminents professeurs dinañ ci participer ou def ci ay njàngale ak tamit ay activités de recherche. ci biir journée yi ñooñu ñëpp dañuy faral di leen woowaat ñu ñëw ñu toog ñu waxtaane xam-xam bi gën ko yokk. former si ñeneen gën ko yokk former si également si yu ñuy wax ay atelier pré-congrès yi nga xamante ni mooy jiitu congrès bi former leen si gën leen tàggat jox leen tamit xam-xam yu bees yi ci génn ak xalaat yu bees yi ci génn ñu wax ñu tamit seen ay difficultés ñu mën xool naka lañ koy mën a naka lañ ciy mën a waxtaan. chirurgie bi nag dafa nekk lu bees ba tax ni bëriwul ay adhérents at wu ne juróom-ñetti nit rek lañ ciy former ci Sénégal. ñu wax ci leneen mu soxal lu war a toll si 20 njaboot yoo xamante ne ñu ngay yeewoo ca xaar yàlla ñooñee dañoo weñ seen loxo jox leen ab juróom-ñetti fan ngir nag ñu génn seen i kër ñoom ñooñee ne lii nag dafay niru lu ñuy wax escroquerie ndaxte ñoom kër yooyu lu ëpp juróom fukki at nee na ñu ngi foofu kër yooyu ñoom ñoo ko moom te am nañ ay këyit yuy firndeel ne seen dëkkuwaay ñoo ko moom lew na leen Modou Fall ak Mardian. lépp ci 20 njaboot kon nekk ci njàqare dañ leen ni nañu jugee kër yi nga xam te ne ci lañ dëkk am na tey jii ci lu tolloog juróom fukki at mu di seen i kër ñu ne nag doomu ki nga xam te ni moo jaayoon kër gi lee tey jii moo leen bëgg dugal ci gutta. dañu neew jot ay sommation interpellative disant que ni nous devons quitter dans les 8 jours suñu loo bi
lu tax ñu war ko quitter parce que nous sommes des squatteuses ça veut dire que nii squatteuse mooy leen mooy fàq dëkk dañuy ñëw fàq dëkk ndaxte dafa nekk benn titre foncier boo xam ni famille Ababacar Mbaye moo ko moom héritier ñoom ñoo naan ni léegi ñoom ñoo koy réclamer pour ni nous sommes des clandestins mais clandestin nan lay amee plan de masse clandestin nan lay amee acte de vente clandestin nan la mun a jëlee xaalisam di ko verser ci ay notaire feu Nicolas Mbaye est là. maa ngi fi ñëw depuis 73 Babacar Mbaye ci boppam man moo ma jaay. mboolem ñu bokk ci njaboot yooyu boole nañ seen i doole nee nañ taxaw kon jaay seen bakken waaye seen kër du dem. Babacar Mbaye ci boppam su bëggee bakken bu mu fi taxaw ak képp ku mu fi indi nag xam na ne daal bu soo boobaa hôpital dana bëri néew. danañ ko rey fii noo ko moom fii fakk dëkk de fii noo ko moom. ñi nekkoon na ñun tey nañ un bon jour rek benn waay ñëw na day jël kër yi waaye yow xanaa dama ne duñu wax sax l'avenir est meilleur juge. ñu ngay sàkku ci njiitu réew mi mu yëy yàbbi ci. waajur yi xaalis bu leew leen jënd fii ñu nekk fi ba wuy ji seen borom wàcc fi seen njaboot ñu ñëw bëgg ñu toroxal duñ ko nangu tey dañuy rey rek ñu ngi interpellé nag président de la République monsieur Macky Sall njabootam lañ mooy père de la nation bu ñu fi ñëwee nag néew yi dina bari fii ndax ñëpp takku nañ tabaski baa ngi ñëw ñun taluñu sax tabaski te ay jaboot lañ. lu wër ba wër moo di nee nañ seen kër yooyu la duñ ko wàcc duñ ko weccee seen bakken lañ ci gar. Mamadou Fall tabaski ji ay fan yu néew moo ci des wante fii ci Ndakaaru daral yi daanaka mu ngi fees dell ak i gàtt wante ren ji nag njëg yi jéggi na dayoo ci ñenn ñi nga xamante ne loxo yi jotul ginnaaw yi ci daral yooyee boo fa demee sax éleveurs yi bokk na ci li ñuy naqarlu mu di njëgu dund gi ñu jàpp ne subvention bi ci nguur gi def doyul ndaxte seeraayu dund gi foo ko nat weesu na fa Habib Faye ak Sap Sangone Mbaye. la des ca tabaski bëreetut ay fan dong xar yi ñoom fu nekk ci biir ndakaaru ñu ngi ko fay gis ca jamono ji ku ci nekk yaa ngi jël say gët teg ko ci bëri na xar ya nga xam ne ñu ngi ko duppee coggal jóge moo xam Mauritanie mbaa sax ca Mali seen njëg nag atum ren gi daa gën a yokk ñoom clients yi wax li ni mel ne njëg li jamono ji boo amul 80 000 jàpp 150 000 doo am xar. ñun dañoo nekkoon ay borom kër yu ndaw xam nga rek ba léegi moom sax lañ. donc nag xam nga di ut lu ñu yóbbu kër ga. xam nga mais prix moom actuellement dafa cher quoi bëggee jaayee 125 000 nga bëgg ci dem dàq 25 000 bu xar bi amul nu mu demee rek doo si génn quoi. ci point de vente yi ñoom jaaykati xar yi ba sax ña koy yar la ñuy gën a nakarlu bokk na ci subvention wu état gi nga xamante ni néew na loolu lañ cay jot. ci saako laa la wax laissez passer luñ ma laaj ñu jaay ma ñetti saako bu nekk 7500 loolu moo am fii. moo gën ñiy jël ripaas jox la ngay jël bon yi di ko jaay ñeneen di ko jaay commerçant yi wala beneen affaire. nag ñun liñ ci jot ndax boo indee junni xar wala ñaari junni xar ñiy jox la ñetti saaku wala ñeenti saaku loolu amul benn njëriñ. beneen fa ñuy jaayee xar fii ci Cissesse ñoom seen i jooyu xol moo di xontu gi di ëlëb seen i xel. dafa seer luñ leen jëndoo woon seer na et puis encore xar yi lu ñuy seen dund seer na. waaw xar yi rakkal bi rek dafa seer saak bi mu ngi jar ay 14000 jour bi nag yaa ngi fere luy mot 50000. bii ñuy wax ni ay saaku 6000 7000 moo fi am donc yooyu yëpp nag borom xar bi ala kulli haal mu jënd loolu yëpp dafay tegu ci xar mi. Dakar la muy soxla atum ren ci xar weesu na 260 000 tabaski ñu fas yéene ko julli ci fukki fan ci weeru juillet. Habib Faye seeraay googu ñu nemmeeku ca daral yi moom la ñu gis itam ca jaba yi boo xoolee lu mel ne légume daanaka prix yi bu ci nekkoon benn lañ koy wecceekoo jamono ji mu nga ca ñaar naka noonu tomate fraîche coriandre wala sax lii di kaani salade loolee nag askan bi di ko naqarlu bu baax a baax wante commerçant yi ñoom li ñu xamle mooy boo sàgganee dinañ ko gën a yokkaat laataa ñuy julli Maymuna Njaay ak Yunus Jaata ñoo doxantu ba ca jabaaya na toll fii di seenu tabaski bi moom Fatou taabalam da daan fees dell ki légumes yi nga xam ni moom la ñuy gën a soxla ngir feet gi tey ji nag mu mel ni leneen moo fi xew. ay pain chinois ay céleri ay thym ay poivron ay jaune rouge yëpp dafa commencé seer. fi mu ne nii lu doon jar 1000 francs ñoo ngi koy jaayee 2000 francs
toog si tamit gisaguñu client yi. te ñoo ko doon jaayee ñoo ko doon jëndee takk 500 mais fi mu ne nii takk bii nga gis nii 1500 laa ko jëndee pour nga génnewaat ci pour am dara day métti takk chinois bu mag bii nii jaar na fi 1000 francs yàggul dara mais bii nii 2000 laa ko jëndee xam nga loolu yokku na bagage yokku na trop ten yi gis nga yi takk 500 laa ko takk maa ngi jëndee takk bii nii 2000 ah lii moo ci des xam nga loolu bagage yëpp yokku na vraiment affaire bi métti na trop. commerçant bii nga xam ni sorewu ko dara moom it di dëggal yokkute njëg yooyu nga xam ni daf leen a sax jaaxal. xam nga déjà lii importé la quoi Maroc lay jógee mais maman bi nii dañ ko yéegal quoi pour tabaski bi di jubli si. mi doon jar temps yee ay 8000 7000 mais instant bi mi ngi jar 25000 actuellement nii non kees bi quoi oui bu yomb bu seeree nii doo mun a jaay dataay dañ koy posé kilo bi instant yi mi ngi jar 3000 libre bi 1500 tomate bi kees bi instant bi mi ngi jar 12000 actuellement kilo bi ñu ngi koy dataay 800 900 day gën a yokk seega mi ngi doon jar fan yee ay 7000 8000 day yéeg di yéeg ba instant bi actuellement mu ngi ci 25000 day romb loolu day gën a yéeg quoi. njëg yu cher yi li ko waral nag bari na bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne ñoom la ñu dékk suñuy micro. dafa gaaw a yàqu nawet yi tamit yokku na ci tamit ñi béy seen tool ne lii laay jaayee te muy sa liggéey fa ko obligé sa jënd ko ndax mooy suñu liggéey ñun lii rek lañ xam pour jaay. comme que dañ koy importer mu ñëw ñoom tamit kii bi dédouanement bi dañ ko yokk quoi loolu moo tax affaire yi yokku nii. balaa tabaski bi nag bu ñu moywul njëg yi dina gën a yokku commerçant yi ñu dajeel di ko njortu te naan nag ba fi mu toll nii amuñu benn pexe boo xam ni dañ koy lal ngir xool ak saytu njëg yi ni muy doxee ci marché bi. Maymuna Njaay di ñaan yàlla yokkute bañ caa amaat wante beneen yokkute beneen bu ñu nemmeeku mu aju ci wàllu dem beeg dikk bi ci waajtaayu tabaski gi boo demee fu ci mel ne garage Bignona nga xam ne askan ba fa la ñuy bàyyeekoo di dem ci bët saalumu réew mi foofee clients yi lu ni mel la ñu nemmeeku moo xam doomu aadama la bu war a yéeg ci oto wala sax ak i bagage am lépp daanaka dañ ko yokk. Marcel Farba Maroun. ñu ngi fii ci garage Bignona ca Grand Yoff bus yi rangaloo fees fa dell pare démarré waaye li ciy problème bi mooy comme niñ koy jànkonteel fet buy ñëw bu ne moo di njëgu transport bi nga xamante ne dafa daal di yokk bu baax a baax. naqarlu ci kii bi lu ñuy yokkee prix bi rek parce que prix buy jar kii ticket buy jar 8000 francs ñu yokk ko ba 13000 moom loolu moom c'est inacceptable quoi waaw ñu ngi koy naqarlu bu baax a baax nag wax dëgg yàlla neexul mais on est obligé parce que on est obligé dañuy dem ba village. xam nga ñeneen dañuy dem fêter ñeneen dañuy ñibbi pour vacances pour hivernage bi xam nga pour dem béy mais loolu moom wax dëgg yàlla c'est inacceptable quoi. mënta ñàkk xam nga rek mbir bi daa so dëgg fi ñu jëm daa sore waaw te bokk ah pour prix bi waaw 11000 francs la ñu yem 6500 bu dee da ngay dem ci àll ba yaa ngi fay 7000. yokkute boobu nag du ci transport doomu aadama yi kese waaye tamit lu jëm ci wàllu bagage yi ak sax. ay marchandises yu mel ni ay xar yi ñuy yóbbaale. bagage yi moom comme que horaire la apprenti kii dañu xamante quoi te ñoom li ñuy encaisser bagage yi moom bon c'est acceptable mais xam nga jour fête ni nit ñi dañuy bëri donc horaire bi bu demee deuxième bus bu ciy topp comme que du horaire la li ñuy encaisser bagage bi moom day am différence quoi. boo ko xoolee toujours rek mooy li ma la wax rek boo dawalee sa oto yam wàccee client yi booy ñëwaat ngay fërër di ñëw. te loo yor ci kaw tali bi lay yem xam nga kooku tam neexul looloo tax sax mu xaw a metti mais bu dul loolu du ñu egg sa foofu. du kon distance bi rek moom mooy coono diggante Dakar ak Casamance mu nar a doon tukki bu yàgg waaye liñ ci mën a jàpp mooy nit yi dañuy nar a dem ngir féexal seeni xol ndaxte dara gënul neex nga fete tabaski ak njaboot gi surtout ci benn diwaan bu mel ni Casamance. Marcel Farba Maroun bokk na ba tey ci xabaar yi di archevêque bu Dakar bi dalal juge Abdel Salam nekk secrétaire général conseil musulman des sages doon itam membre ci centre Al Azhar pour le dialogue religieux mu nekk ab tukki boo xamante ne waxtaanee nañ ci lu jëm ci charte de la fraternité mu di ab këyit goo xamante ne xaatimoon nañ ko ci février 2019 ca Abu Dhabi ci diggante Pape François ak chef église catholique bi rawatina imam Al Azhar moom juge ba nag tey leneen lu mu xamle mooy ci at mi du ñëw dinañu amal ab colloque boo xamante ne thème bi liberté foi lay doon tey jiite kon seen ndaje boobee Marème Ndiaye ak kii di Alioune Diagne ñoom ñoo fa teewoon.
ndaje bu am solo te làmbool ay njëriñ yu bare loolu le secrétaire général du conseil musulman des sages sekk ak archevêque bu Ndakaaru. tey dama ñëw seet si monseigneur mu nekk nag seet goo xamante ni waxtaan li fi jib am na solo lool ngir mu dëgëral li nga xamante ni mooy suñu relation Sénégal nag bu ko xam-xam ni dëkku waxtaan la dëkku jàmm la surtout suñu dëkkin dañ ko boole mu doon benn mu nekk ak exemple ci àdduna bi yëpp. bu weesoo waxtaan yi nag archevêque bu Ndakaaru jébbal na ay ganam charte de la fraternité bi nga xam ni Pape François di njiiti l'église chrétienne ak imaamu Al Azhar ñoo ko xaatim charte woowee sax nag firi nañ ko ci wolof. symbole bi kon tey jii moo di document bi nga xamante ni monseigneur kon jox nañu ko ñu daal di koy firi ci wolof mu nekk nag ab charte boo xamante ni ñu ngi ko xaatimoon ci atum 2019 ci njiitu église chrétienne ak nga xamante ni moo di grand imam bu Al Azhar def li ni mel ci turu jullit yi. muy charte boo xam ne lu ñu war a tasaare la ba ku nekk jot ko ci nu mu gën a gaawee. kon nag maa ngi rafetlu tànku docteur bi ak tànku président bi di gërëm suñu borom te di leen ñaan ngeen fexe ba ñu gën a xam li ñu bind ci bataxel bu am solo bi ndax mu doon suñu njëriñ ñun ñëpp. déwén sax am ndaje bu mag la ñu bëgg a amal sukkandikoo ci charte woowee. am nañ nag ay projet te at mi di ñëw rek daañu amul ab colloque boo xamante ni lañ cay waxtaanee moo di liberté ci wàllu gëm-gëm te lépp li nga xamante ni nag xool nañ ko saytu mu nekk nag ab charte boo xamante ni ci wàllu dëgëral lii di diggante la nga xamante ni Saint Pape bi ak kii di grand imam Al Azhar signé nañ ko. juge Mohamed Abdel Salam seeti na kilifa diine yu bëri fii ci Sénégal dalee ko Tiwaawan ba Touba jàpp Yoof Medina Baye ak Léona Niassène tey jii nag archevêque bu Ndakaaru moo ko dalaloon muy ay ndaje yoo xam ne dara taxu koo jóg lu dul ñoŋal jàmm gi sax ci diggante diine yi. soxna Marème Ndiaye ñu yegsi ci xibaaru tàggat yaram ni ñu leen ko junjee sànq Boniface Ndong nekkatul entraîneur équipe nationale bu basket ci góor ñi moom Boniface Ndong kon dañoo tekki ndombol tànkam gannaaw lajj gu metti gi gaynde yi lajj ci seen diggante nga Égypte loolee mu nga amoon ajuma bi ñu weesu moom Boniface Ndong nag kon ñu ngi tekki ndombol tànkam benn weer rek laata ñuy tijji ñeenteelu pàcc bi aju ci éliminatoire coupe du monde basket ñu koy amal ci atum 2023 Cheikh Sadibou Diarra ak Modou Fall. ñu nemmeeku jiixi jaaxa ba tey ci bangu équipe nationale dindi Boniface Ndong ca bopp équipe ba li tubaab di duppee bu commissaire kon moom la ko fédération bi def fédération bi njàpp ni day tâtonner. fédération nangu ñu xool seen dëj bi nga xamee ne dëj nañu bi du su jëriñoo ban njëriñ la am boo gisee équipe nationale le drapeau national du Sénégal nga gis xale yu tëdd ci aéroport yi ci par terre ñuy nelaw te pourtant ñëpp xam nañ ne aéroport Turquie am na hôtel bu nekk ci biir mais bu fekkee président bi yoonam nekkul ci loolu mais tourisme lay def dem yoonam fàtte fa équipe bi di xaar équipe bi ñu ñëw mais équipe bu lajjee si yoon bi muy nag di ko justifié wu. ñu toll nag rawatina Desagana Diop ak Mamadou Gueye ñu ngi yëkkati sax ay kàddu ci dellu si espagnol bi di Porfirio Fisac. jërëjëf Mamadou Fall fi la ñuy yem ak yéen ci xabaaru marax yi di leen jaajëfal ci seen teewlu yeneen jotaayu xibaar ne skis lay doon ak Chérif Diop ci kàllaamay nasaraan jërë ngeen jëf.